asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaan mbégte toogaat présenté wàllu seen émission takkusaan ni ñu koy defee ayuba si nekk altine lay doon ba alxamis jàpp 16h 17h ñu gërëmaat buur bi subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne moo ñu kàttanal dooleel ñu ba ñu ñëwaat ci bésu tey bi noonu la ñuy jaare nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi nuyu ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan dañuy delluwaat régie jëdi ji waa situation du jour bi dellusiwaat ci plateau bi invité yi daal di nuyoo. Bésu mercredi 20 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñeent fukk ak ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak ñetti cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire ñaar ci Sacré-Cœur ñaar Benn Tali ñaar ci Guédiawaye ñaar ci Touba benn ci HLM Grand Yoff benn ci Parcelles Assainies benn ci Ouakam benn ci Bel Air benn ci Kër Massar ak benn ci Yeumbeul juróom fukk ak ñetti si ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeenti cas junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañ ci fanweer ñoo ci ñàkk seen bakken mu des junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant. macha allah mu doon loo am solo saa su ne ñu di koy daale bokk ci li ñuy doortalee émission bi ndax nee naa ne buñ ko seetaanee rek dañuy gis ne mbir mi daal dafay gën a xaw a doy waar ndax mbir mi fu mu nekk nii boo xoolee amul tànki ginnaaw saa yu ñu xëyee rek dañuy gën a am jaaxle surtout cas communautaire yi nga xamante ne moom mooy am kon nañu fexe ñu respecté waat li nga xamante ne mooy mesures yi daf ciy am solo nañuy raxasu di takk masque yi mais tamit ñuy toog benn place bàyyi dem bi dikk bi wax nañ ko def ndax sunu wér-gu-yaram ak wér-gu-yaram Sénégal feebar bi daal di fiy jógee xam nga ne takkusaan dafa am nu muy tëddee saa su ne ñi nga xamante ne ñoom ñuy dalal te ñu dalal fi monsieur Moustapha Ndiaye préfet bu Pikine tey moom lañ fi dalal ñu am mbégte monsieur Ndiaye nag ku ñëw ci plateau bi macha allah dañ lay daal di jox gel bi nga daal di def si sa loxo sensibiliser li nga xamante ne moom mooy askan wi ñu bàyyi la nga nuyoog askan bi lay seetaan. jërëjëf soxna Awa ñoo ngi lay nuyu di nuyu mbokki Sénégal di leen wax rek am nañ mbégte ñëw tey fii bokk ci émission bi bokk ak plateau bi honorable député beneen invité bi mais wax ci li nga xam ne ni moom moo yitteel Sénégal fi mu tekk nii muy mbas mi nga xam ne ni moo ñu lëjal lëmbe réew mi macha allah comme ni mu ko waxee daal di nuyu tamit macha allah Moustapha Mbeng maire Kër Massa Mbengeen bi ma nuyu la bu baax a baax am mbégte dalal ci plateau bi ma daal di lay jox yow it gel bi nga daal di sensibiliser askan wi ndax defe naa fële moom Kër Massar ku fa nekk moom ci sensibilisation bi rek ci kay daal di sax ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan. waaw salaamaaleykum soxna Fall maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. di nuyu tamit monsieur le préfet du département de Pikine Moustapha Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit di kontaan tamit ci émission bi di ko rafetlu ni ngeen ñu woo pour ñu mën a ñëw sensibiliser surtout Sénégalais yi mais surtout suñu département Pikine. waaw jërëjëf mu doon lu am solo ñu daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi monsieur le préfet ñu am mbégte dalal la fii macha allah nga nekk préfet bu département de Pikine macha allah booba ak léegi ak mbas mi gis nañ bi nga xamante ne état d'urgence bi wàcc na président jëloon na ci ay mesures bi mbas mi ñëwee ci réew mi mu delluwaat am li nga xamante ne mooy coppeeku yu ndaw yoo
xamante ne def na ko ci boobaak léegi yéen tam ngeen am ci ay cër yu am solo yi nga xamante ne mooy pàcc yi nga xamante ne yéen war ngeen ko ci daal di doxal lan nga ñuy wax ci li nga xamante ne moom mooy mbas mi. maa ngi lay gërëm di la ci question bi ci laaj bi ma laaj ni wax nga ko président moom ci jël ay mesures la dëkk mbas bi mu duggee suñu réew avant muy dugg sax commencé woon nañ di jël ay mesures ñu koy tuddee ay mesures présidentielles bi mu dugg see aussi gis nañ taxawaay bi mu ci taxaw dafa njëkk taxaw ne l'heure est grave l'heure est grave bu ko le président de la république waxee mooy day interpeller suñu conscience ñun ñi ñëpp ñun ñuy dëkkee réew ñun ñuy citoyen ñun ñuy fonctionnaire ak autorités yi nekk ci biir réew mi muy alerte bu am solo bi mu defoon toftal ci couvre état d'urgence def couvre-feu gouvernement am aussi les ministères sectoriels kenn ku ci nekk ci sa ministère li nga xam ne ni moom mooy sa wàll ci xeex bi nga jël ko muy ay mesures réglementaires am na sax ay mesures législatives yu ñu jël maanaam ay loi ñoom fa bu ñu yemee bu ñu defee loolu ñun ñi nga xam ne nii ñun ñoo toog ci gox-goxaat yi am ay ndomba tànk muy préfet wala muy maire wala les députés au niveau de leur localité respective kenn ku ci nekk da nga ci am wàll nag am nga ci sas ci tool bi ñun suñu sas mooy xool li nga xam ne nii moom la mooy orientation yi moom la président bëgg moom la gouvernement bi di doxal ñu fexe wàcce ko à la base xool nan la ñuy appliquer nan la ñuy doxalee nan la ñuy wéyalee loolu nga xam ne mooy dictées yi mooy mesures yi alors ci suñu département de Pikine nag jël nañu loolu parce que bi gouvernement bi waxee dakkal nañu rassemblement yi dakkal nañu manifestation sur la voie publique wax nañu na nit ñëpp tëdd état d'urgence moo am couvre-feu moo am à partir de pour une première fois de 20 heures loolu la ñuy jëm ak suñuy fonctionnaire ak suñuy ñi ñuy àndal jëm ko appliquer au niveau local doon nañ ci am nag ay ndam maanaam gis nañu ay marché yoo xam ne nii comme rassemblement la ñuy bañ ñu dem fi nga xam ne nii mooy bërëbu rassemblement yi ñu tere ko foofu am yenn des fois sax laajoon na ñu tëj ay marché yoo xam ne ni parce que marché moom par excellence xam nañ ne ku xëy marché ngay jubal donc buñ ko bàyyee noonu rek dina def rassemblement te dina woroo ak li nga xam ne ni moom mooy politique gu gouvernement bi en la matière moo tax ñu ngi ci xar suñu tànk tubéy boobu ba léegi ñu ngi am ay résultats nag yàlla mi ngi ñuy suturaal mais bu ñu gënee yokk tamit ñu jël waaw mu doon am solo macha allah monsieur le maire def naa li nga xamante ne waxtaan bi benn la muy kàddu gi mais nag actuellement dañu gis fi nga xamante ne mooy sa commune muy fële Kër Massar mu nekk bërëb bu nga xamante ne bu doy waar la bu ñu ciblé ci li nga xamante ne bi mbir mi amee ak léegi gis nañu nag taxawaay yi ngeen fa def bi nga xamante ne mbir mi am na taxawaay yi ngeen fa jël ak takk deer yi niñ fa def ak yëpp rafetlu woon nañ ko mais ba tey déggaat nañ fa tamit beneen cas bu nga xamante ne bu bees la nga duggal ñu ci li nga xamante ne mooy état d'urgence ak seen taxawaay foofu waaw comme niñ ko waxee ni nga ko waxee rek noonu la amee xam nga Kër Massar moom bu ñu ne cas cible la ci coronavirus day nekk dëgg ndax boo xoolee Kër Massar position am tey ci réew mi fi mu nekk dafa nekk benn carrefour boo xam ne dafa nekk diggante mën nañu wax Dakar ak li ñuy wax les Niayes tey boo xoolee li nekk suñ gannaaw yëpp muy ay Tivaouane Peulh di ñàkku rab ba Lac Rose ak yëpp ba Sangalkam ñoom ñëpp dañuy ñëw ba Kër Massar bu ñëwee ba Kër Massar ñenn ñi fa la ñuy liggéeyee fa la ñuy jaayee ñenn ñi fa la ñuy defee seen activité transport et cetera ñenn ñi nag dañuy jël foofu oto pour ñëw Dakar donc looloo tax population bi dafa bari foofu te Kër Massar boo xoolee bëriwaayu nit bi zone d'extension la bu nekk ci Dakar boo xam ne depuis quelque temps nit ñi dañuy jógee fii léegi commencé dafa dëkki léegi bokk na ci communes yi gën a bëri nit ci biir région de Dakar et puis rëyaay bi tamit aussi bokk na ci communes yi gën a rëy ci région bi loolu day favoriser nit ñu bari ñi nag fu ñu am te comme feebar bi day wàlle suñu jëlul yenn mesures yi ak yenn matuwaay yi rek feebar bi daf fay bari looloo tax bi corona amee ñu wax ñi nga xam ne seen xam-xam nàcc na ci wax ni nga xam ne noonu la corona bi di duggee ci dëkk bi rek si la nit ñëpp seen xel daal di ciblé Kër Massar léegi nag donc ci biir loolu moo tax mesures yi bi mu ñëwee dañ ko saluer parce que préfet bi mu ñu yónnee arrêté bi ñu amee suñuy premier cas ay le 3 avril le 4 ba le 5
mu jël arrêté ne rond point bi dootuñu nangooti 500 mètres de part et d'autre ku fay taxaw dootuñu nangooti ku fay def activité de commerce dootuñu nangu ku fay rassemblé wu marché bi comme soriwul rond point bi tamit aussi dañ koy tëjaale ndax moom it da doon bëri influence loolu bi ñu ko defee vraiment dañ ko saluer population Kër Massar yi dañ ko saluer loolu tamit dimbali nañ ci xeex bi ndax depuis boobu amaatuñu ay cas depuis 4 avril 5 6 7 maintenant lu tax nag ñu demaat ba mu yàgg ñu bàyyi parce que président dafa def assouplissement mais tamit gisoon nañu ne nit ñi ñu ci bëri bëggoon nañu ñu def assouplissement parce que nee nañ bu ñu toogee seen kër yi duñu am luñ lekk duñu am luñ naan il faut ñu jaay il faut ñu nangam ba président def na assouplissement yi léegi kenn ku nekk ñu jox la ay responsabilité pour nga jël say responsabilité pour feebar bi bañ a yokk léegi nag actuellement fi ñu toll ni dégg nañ ne am na ay cas yu bees yoo xam ne ñu ngi commencé di amaat encore léegi loolu liñ ciy wax rek dañuy gën a waxaat autorités yi ñu gën ñu taxawwaat parce que Kër Massar ni muy bëree nit suñ ko sàgganee tuuti rek nit ñi ñëwaat rek bu fa corona amaatee rek day gën a yokk day gën a graaw waaw mu doon lu am solo parce que comme ni ñuy wax noonu cas communautaire yi moom actuellement moom moo lëmbee réew mi parce que saa yu amee rek moom mooy yóbbu li nga xamante ne mooy fitu nit ñi parce que duñu xam exactement fa mais man li ma jaaxal ci rond point Kër Massar boobu monsieur le maire même bi nga xamante ne tëj nañ ko bi ma fa jaaree tamit dafa mel ni nit ñi daal ñoom daal foofu nit ñi daal jaaxal nañ ma foofu affluence bi moo bari xam nga tey comme ni ma la ko waxee xam nga boo xoolee rond point bi ni mu bindoo waaw ku jógee Dakar yaay jaar ci yoon bi jëm ci péage bi waaw ñëw beneen yoon bi ñi jëm Tëngéej ak ñi jëm Jaxaay beneen yoon bi ñu jëm Malika ak ñi jëm Yëmbal beneen bi ñi jëm biir Kër Massar jëm nag ay Lac Rose ak ñàgg ak ñàkkurab ak Sangalkam ak yooyu ñoo fay jaar donc mooy carrefour bi ma la wax ay daje la ñu fu nekk nit ñi dañ fay jógee ñu daje fa plus nag activité commerciale bi xam nga fu nit bëri activité commerciale day dox transport bi tamit day dox ndax nit ñi oto yi ñoo leen di yóbbu donc loolu moo favoriser muy bëri nit même biñ jëlee mesures yi sax da ngay gis day bëri ay oto ubbi wuñu waaw day bëri ubbi wuñu tëj nañu mais du tee da ngay gis oto yi day bëri ñi fay jaar tamit day bëri mais loolu baaxoon na parce que ku jaar tamit da ngay jàll rek doo taxaw oto tamit doo taxaw waaw donc loolu mesure yu baax la woon tey def nañu assouplissement bi mais li ñuy gën a wax rek mooy na nit ñi jël seen i matuwaay xam ne loolu ñu defoon préfet defu ko pour dafa bañ nit ñi wala day xeex nit ñi wala nangam ak nangam mais da koy def pour nit ñi am seen wér-gi-yaram te dama yaakaar ne wér-gi-yaram nag moo nekk ci kaw lépp da ngay wér ba pare doog a mën a jaay da ngay wér ba pare am xaalis boobu doog la amal njariñ et cetera loolu bu ñu ko comprendre noonu rek yaakaar naa ñun ak ñoom dinañ mën a juboo mais bu ñu xoolee xaalis bi kese te ñun ñu war a xool santé askan wi war a toppatoo wér-gu-yaramu askan bi ñun ak ñoom dañuy daal di mujj def nii moo tax ñoom it il faut ñuy comprendre décision yooyu ñuy jël dañ ko jël rek pour nit ki am wér-gu-yaram waaw mu doon lu am solo monsieur le préfet ñen ñoo dépendre ci li nga xamante ne mooy département de Pikine waaw département de Pikine moom boo xoolee 3 ñetti arrondissement la am muy arrondissement bu ñu tuddee Dagoudane Pikine arrondissement bu ñu tuddee Thiaroye ak arrondissement bu ñu tuddee Les Niayes fa la Kër Massar bokk boo xoolee am na fukki commune ak juróom-benn Dalifort la tàmbale ba Kër Massar donc mu xam ne Pikine am na yaatuwaay bu am solo am na taxawaay aussi bu am solo en terme de population parce que pratiquement pour la population totale de la région de Dakar Pikine am na ci wàll bu am solo donc mu nekk département bu am solo aussi bu stratégique boo xam ne nii sur tous les plans am na activité à suivre donc moo tax ñun autorités yi fa yàlla nattoo ñu nekk fa suñu liggéey du yomb waaw ndax département bi moo toll noonu et ñu ngi koy nangu aussi à cœur joie xam ne loolu moo taxoon ñu tànn liggéey bi pour servir vraiment suñu réew du ci mën a ñàkk parce que yenn saa yi wax nañ ko saa su ne dafay am ñoo xamante ne du ñu man bu chaque jour ñoom ñooy yàq gis nañ bi ngeen xamante tëj ngeen marché boobu di marché Thiaré amoon ngeen ci ay jafe-jafe yu nga xamante ne amoon ngeen ko ci ak li nga xamante ne mooy marché ambulant yi c'est ça yooyu tamit naka ngeen ko dundee bi nga xamante ne état d'urgence bi ñëwal waaw damay compléter maire sànq mi ngi naan am na ay assouplissement effectivement par rapport à Kër Massar mais ba tey am na mesure bu fa des
mesure bi mooy marchand ambulant li ñu tuddee marchand ambulant ci rond point bi moom ba léegi man nanguwuma ko nanguwoo ko jël naa arrêté boo xam ne nii dama ne tere naa vente sur la voie publique mooy kuy jaay ci mbedd mi parce que aussi buñ ko xoolee activité commerciale activité jaay vraiment am na fu mu place am fu mu war a waaw booy jaay marché nga war a dem mais taxaw voie publique yoonu jaarukaay la pour jàll ka trottoir yëpp fees na boo ñëwee taxaw ko nag bon loolu luy indi favoriser rassemblement ak attroupement loolu la ci la bokk pour ñëw maintenant ci sa question effectivement ñun ñu baal ma mais patriotisme ak citoyenneté ñi ngi ci bay ñi ngi ciy liggéey le ministère en charge de l'éducation ak de l'enseignement supérieur ñi nga xam ne nii ñoom ñooy tàggat xale yi ñi ngi ci def lu am solo mais ba tey dafa am suñu mbokk citoyen yoo xam ne nii dañoo dese patriotisme ndax état dafa organiser ci kaw ba ci suuf kenn ku ci ne da nga am sa rôle boo war a jouer ci état bi pour bu ñu bëggee mbir yëpp dox waaye bu ñu tegee ay loi teg ay charte tëral def ni lii tere nañ ko dina am toujours ñoo xam ne nii dañuy fexe contourner loolu ñu teg loolu moom moo ñu xawoon dal ci marché yi nga xam ne nii moom lañ tëj ak place su marchand ambulant yi nga xam ne nii doon nañ leen dàq bi ñu tëjee marché Thiaroye foofu ñuy wax maquette bi Thiaroye ku ko xam am na benn bërëb bu ñuy wax maquette boo xam ne ni fa doomu aadama yi di dajaloo dafa jéggi day te comme ministère de l'intérieur moo jël arrêté nee na tere nañu dajaloo bi dans le cadre de cette lutte contre le Covid là ñun foofu suñu point critique la woon ñu dem fexe ba tas marché boobu wax ñooñu nañ fa jóge parce que li ñuy def bokkul ci luy mën a aar askan bi ci coronavirus bi buñ ko tasee ñoom aussi au lieu ñu dem toog dañuy dem utaat ay yeneen voie de contournement pour demaat feesalaat yeneen bërëb bu marché moom bi ñu dajanteeg aussi ñu fermer rond point Kër Massar ñoom ñi fa nekkoon yëpp aussi am di jubal si marché Thiaroye mu nekk loo xam ne nii genre doo dàqe la ñu doon def ak ambulant yi mu xawoon jafe trop waaye fi mu nekk nii macha allah avec ñi nga xam ne ni ñoom la ñu àndal di liggéey loolu muy les maires ak les forces de sécurité de défense et de sécurité nga may ma gërëm leen seen taxawaay rafet na ci lutte bi donc fexe nañu ba ñooñu nga xam ne ni dañu doon wër-wërloo ak ñun fexe nañ ba contenir leen ba ñu dimbale ñu ci rassemblement yooyu ñu def waaw dafay daal di am solo ni ma koy waxee rek saa su ne nee naa leen du yomb benn yoon parce que njiit nag yombul buñ la ko yàlla joxee dafay daal di doon jafe-jafe ndax nag ay tànneef la ci sunu borom kon buñ leen ko joxee tamit da ngeen ciy bay seen waar ndaxte nag saa su ne président bu jëlee li nga xam ne mooy ay ndogal day wàcc ci nga xamante ne mooy ministre mi ñëw ci yéen gouverneur yeeg maire yeeg yooyu yéen tam nga daal di jël seen wàll dama koy wax saa su ne nee naa leen ku war a defar rek te defaroo ci ñu yàq nga bokk ma dem rek ñëwaat ci plateau bi Pikine marché Pikine marché la boo xam ne itam ràññee nañ ko fii ci Ndakaaru ndax bare na ñoo xam ni dëkkuñu Pikine waaye ñi ngi duggee fi nga xam ne moo di marché Pikine boo yegsee ci marché Pikine li ngay njëkk gis mooy ay nit ñoo xam ne agent lañu yu ñu teg ngir rek ñu yor dugg bi ak génn bi lépp teg ko ci itam li nga xam ne moo di set ngir xeex coronavirus. porte yi nga xam ñoo nekkoon ci marché bi 15 porte la ñu wàññi ko def ko 8 porte yi mu ut ay agent yoo xamante ne nii ñi ngi fi ut ay gel ak ay masque ak ay ndox ñuy raxasu ñun ñëpp pour xeex corona bi. bon boo gisee benn cas amu fi bon dafa ut ay agent surtout monsieur Diop mi bon dugg ci biir marché bi képp ku takkul masque dañ lay génnee. chaque jour ñoo ngi jaay ñoo ngi wàcc heure di jël suñuy gel yu bëri la ñu indil fii. maire bu Pikine moom it taxaw ànd ak askan wi ngir xeex li nga xam ne moo di coronavirus moom it wax na ni daal boobu ak léegi dafa mujj sax jël ay nit ñu bees yokk leen ci li nga xam ne moo di personnel bi ngir mën a xeex coronavirus fépp ci marché bi ak ci koñ yi. waaw tali bi moom dafay difficile pour nga def yu mel noonu mais def nañ ay gel ci cantine bu ci nekk kenn ku nekk am gel hydroalcoolique boo xam ne da lay permettre nga ciy mën di laal di désinfecter virus bi daal boole ko aussi itam masque yi. ñu ngi koy utiliser chaque jour. Pikine marché Ndawal Pikine marché Diène Pikine marché Légumes ba ci trottoir yi daanaka fépp foo fi teg sa tànk rek ñi ngi xeex coronavirus. marché Zeng musul tëj
waaye bale na benn dimanche altine ba samedi ñu liggéey dimanche ñu pompé far président ñëw modèle bi Pikine Nord def fii ci marché Zinc modèle boobu le président wax Sénégal yëpp na ko marché yëpp doxe kon ñun on est fier ci reconnaissance bi xel ak xalaatu waa marché bi seen i délégué commerçant yi ak seen i maire ak préfet àndandoo ba def ko modèle président ñëw jox Sénégal yëpp pour ñu roy ci modèle boobu ngir ñu mun a jàmmarloog vivre avec le virus mais permettre économie mu dox loolu fierté lañ ci am en tant que Pikine. coronavirus nag war dellu ginnaaw ci fi nga xam ne moo di diwaanu Pikine ndax foofu itam ñi nga xam ne ñoo di askan wa taxaw nañu temm di def li nga xam ne moom la kilifa yi santaane dañu takku ngir xeex coronavirus. ñun waa Pikine duñu mot. macha allah ñu daal di gërëm monsieur le maire bu baax a baax Amadou Diarra ma gërëmaale waale nuyu waale soxnaam Ndeye Diatou Diène madame Diarra bu baax a baax sargalaale ko kooku macha allah sama nitu bopp la gërëmaale tamit Mama Moussa Niang ci élément bu am solo bi nga xamante ne def nga ko ni ñu koy waxee saa su ne Mama Moussa moom macha allah na ko yàlla jàppale rek jàppale ñun ñëpp mais liggéeyam rafet na ci kër gi monsieur le préfet seetaan nga li nga xamante ne mooy élément bi loo ciy wax. waaw élément bi. day wane rek yenn taxawaay. yi nga xam ne ni état bi taxaw na ko. muy autorité administrative yi mais également autorité locale yi foofu ci Pikine. Amadou Diarra moom la ñu gis jàmbaar la lool ñu ngi koy nuyu. di ko gërëm. mais également ay Amadou Diarra yeneen ñu ngi ci biir département de Pikine maire yi kenn ku ci ne. depuis maire de ville ba beneen sur les 16 maires. man gisuma ci kenn koo xam ne ni taxawaayam. sooxe na ñu ngi ci xeex bi ci combat bi ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàpp ak tous les élus vraiment nekk nañu benn say au niveau du département de Pikine pour xeex ak corona bi surtout sur le dispositif de prévention ñoom bay nañ ci seen waar ñëw nañu comme liñ ko xamee collectivité locale collectivité territoriale démembrement état la moo tax bu ma déggee foofu aussi am na yenn maires yi ñu am na lu ñu leen war a wax tuuti maanaam da ngay gis maire bu ñëw ne man maa gën a def état ci xeex bi alors que xaalis boobu muy def ci biir xeex bi c'est xaalisu état la waaw sotti ci la rek ak def ci voilà donc bu ñu nekk di concurrence état dañuy complétente donc loolu aussi am na solo ci am maire yu ko xam yu bëri nag mais am na yenn maire yoo xam ne dinañ taxaw naan man état bi maa ko ëppale lu ma def ci sama gox alors que ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo bokk lu ñuy xeex bokk objectif ñun autorité administrative ñu ñuy wax ndawal buur mooy représentant état ci suñu gox sànq yaa ngi koy laaj yaa ngi koy wax jotuma ci wax ñi ngi am ñaari taxawaay benn taxawaay bi mooy une face tournée vers le pouvoir central maanaam dañuy déglu gouvernement président nga xam ne moom la ñu fal moom moo war a doxal ak gouvernement am lan la ñu namm ban politique la ñu bëgg a def ci askan bi buñ ko jëlee ñun par exemple ñu jël loi wala voter signer décret ñun dañuy suñu taxawaay mooy ñu dem fi ñuy nekk muy Pikine fexe ba wéyal loolu mais am nañu beneen taxawaay boo xam ne nii mooy xool waa Pikine ñi nga xam ne nii ay citoyen lañ ci réew mi la ñu bokk seen jàmbat ak seen joytu ñu fexe ba taataan ko li nga xam ne nii moom lañ ci war a jokkale autorités yi ko war a faj ñu jotal leen ko kon ñun sur les deux sens dañuy liggéey ak aussi le pouvoir en place mais également ak citoyens yi léegi nag suñu liggéey pour mu ñoŋ pour mu mën a matale il faut que citoyens yi xam ne ñoom ñoo war a mën a jiitu ci liy defar seen gox dëgg la ndax autorité am na capacité xam ne lii la nguur gi santaane mu ñëw partager ko ak ñoom mais buñ ko approprié wul maanaam jël ko mu nekk seen yëfu bopp dafay am fu muy sooxe donc loolu vraiment bëggoon naa aussi lancer ko profiter occasion bi aussi Pikine ñi ngi nemmeeku ne askan bi ñu ngi ciy jàpp mais buñ ci gënoon mën a jàpp dina gën a mën a yomb ndax xeex bi kenn warul ci jiitu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy population bi ndax président wax na ko nous sommes en guerre et chaque citoyen na def boppam soldat
bu ko ñëpp jàppee noonu rek yaakaar naa ne mbas mi léegi mu abal ñu. dafay am solo parce que nee nañu mënuñu ne ku ne da nga bëgg nekk président ku nekk bëgg nga nekk monsieur le ministre ku nekk daal yow yaa ngi toog di wax ay ndogal ci sa kër mais waxewuñu ci fànn boobu. dañoo bëgg boo nekkee nekk sa président bopp mais da ngay am xalaat bu rafet ci réew mi ba pare di ko jëfee muy doon loo xamante ne dafay am yokkutey réew mi waane nag doon koo xamante ne da ngay bëgg a nekk président de la république sa bopp mais fu ñu la fekkee fu ñuy yàq yaa nga fa fu ñuy waxee koo xamante ne du dégg yaa nga fa population bi di indee mbir mi di sooke rek yaa ngi fa loolu nit ku nekk daf ko war a bañ wax naa ko ku àndut ak président tamit yow bëggal réew mi ndax président dafa ñëw te day demaat keneen day ñëwaat mais yow boo bëggee réew mi rek li doxal réew mi rek ci ngay nekk saa su ne mais na boo contré na président Macky Sall lu mu wax da nga koy daal di teg fële te loolu tamit dafay indi li nga xamante ne dafay sookeel réew mi te loolu du doon lu ñu gënal moo tax kon nañu delloo si waat xel yi ñu fexe tabax Sénégal ñu xam ne ñun ñoo ko moom monsieur le maire loo ci bëgg a doon ak élément bi nga xamante ne jàll na lan nga si jàngat. waaw li ma si jàngat di ko ci dolli rek mooy comme li ko préfet waxee xam nga bu état jógee jël ay décision wala mu jël ay mesures bu ko defee mesures yooyu mu jël nga xam ne daf ko war a wàccee ci suuf pour mu nekk njëriñu askan bi loolu ñun bu ñu jotee par exemple tey arrêté yi mu ñëw ak ndogal yi ak décision yooyu ñun dañuy daal di woo suñu askan population bi parce que li mu mujjee sànq rek fa laay terminer parce que loolu yëpp buñ koy jël pour askan bi la pour ñu mucc ci li nga xam ne moom la ñuy xeexal wala moom la ñuy geeral léegi nag su boobaa ñun dinañ woo couche population yëpp parce que dañuy xam ne kenn ku ne am na ci rôle bu mu war a jouer ci biir population bi am na ay imam am na ay délégué de quartier am na ay bàjjenu gox am na ay association de jeunesse am na couche bu nekk ñooñu ñëpp nag dañ leen di dajale ñun daal di teg ak ñoom benn comité ñun noonu lañ def à Kër Massar bi ñu tegee comité bi kenn ku nañu wax la sa responsabilité ci xeex bi ñu war a xeex ci jàngoro ji ci biir dëkk bi su ko defee ñoo ñëpp buñ demee nag ci biir dëkk bi kenn ku ci nekk nag di bay sa waar bu ko defee waar wi combat bi mën a daj fépp bu ko defee ñu am yaakaar ne léegi nag résultat yi ñuy bëgg dinañ ko mën a am ci xeex bi te man damay jàpp ne Kër Massar jusqu'à présent réussir nañu dara am nañu ay résultats ci loolu ci ndogal yooyu ñu jël ak ci yooyu yëpp ñuy def am na ay résultats yu mu jur ndax suñu population na mu toll tey bu ñuy wax rek corona ci Dakar di def statistique dañu waroon a day nekk ca kaw bu boobaa ñu ne mais population baa fa bëri moo tax mais tey bu ñuy def statistique nga xool district yi nekk ci biir département de Pikine tey wala nga def sax ci région de Dakar da ngay gis ne district de Kër Massar moo féete suuf moo te bu dee ci mbooloo ñun ñëpp mbooloo bu dee ci mbir mi fañ koy tiitee si ñun lañ ko tiitee yaakaar na ñun ñoo koy kii kon tey kon am na ay effort yu ñu def effort yooyu ñu def nag ni ko préfet waxee état la ak ñun ndax benn la état ak mairie yëpp benn la affaire dafa jóge ci kaw kenn ku ne bay ci waaram rek ba ñu am résultat boobu ñun ñëpp bokk ko donc loolu dañ ciy gën a ñaax askan bi ñu bañ a naagu aussi ñu gën a xeex parce que li fi nekk mbir mi delluwul ginnaaw chaque jour yaa ngi gis ne mi ngi yokk comme chaque jour mi ngi yokk nag ça veut dire que ennemi bi mi ngi gagné terrain fan la koy gagné ak nan la koy gagné mooy kenn ku nekk il faut nag nga jël sa matuwaay nekk un bon soldat xool fan nga ko gën a mën a faagaagale nga continuer di ko faagaagal mais suñu bàyyeekoo rek du baax donc loolu la ñuy si dolli di ko gën a ñaaxee rek askan bi surtout nag suñu mbokk commerçant yi surtout suñu mbokk commerçant yi ndax sànq rek ñu ngi may woo ne ma marchand ambulant yi ñu ngi marche ñu ngi ca mairie ba ci buntu mairie ba taxaw di marche déjà marche boobu rek problème la parce que tey ñi ngi wax nañ benn cas communautaire Kër Massar te fii ma toog ci plateau bi docteur joxaat na ma benn information ne amaat na ay cas communautaire Kër Massar yoo xam ne demain di ngeen ko dégg ci déclaration ministre de la santé bu ñu dajaloowee tey di kaas dem ci mairie ba di attaqué mairie bi ne dañ la war a ubbi kenn rek bu fa amee corona mën na ko wàll mbooloo moomu regroupement boobu ñuy def boo gisee ñuy tere rassemblement loolu la ni jàngoro ji di wàllee donc nit ñi nañu amaat conscience bu gën a baax moo tax ñu war a wax ak ñoom nga xam ne ñoo nekk seen i président ak seen i njiit ak seen i nangam war nañ leen dajale di leen conscientiser heure bi du heure pour man wutukaayu xaalis wala manifester heure bi heure xeex feebar bi ba mu jeex la activités yi mën a reprendre tey képp ku doon gagné même état day perte mais daf ko accepter mairie yi dañuy perte dañ ko accepter man bu préfet tëjee marché mais la ma waroon a am ca marché ba dootul duggati sama budget te pourtant bu weer deewee damaa war a fay ñooy faj nit ñi dama yor ay poste de santé dama war a yor ay agent mairie dama yor leneen ak leneen mais teewul damay accepter parce que dama gis ne wér gi yaram moo primé ci loolu yëpp bu ñu wéree rek lépp dinañ ko mën a def mais nag su dee ne ñoom du ñu mën a comprendre foofu
mbir mi day xaw a doy waar te pour ñu mën a gañ a jàngoro ji day métti parce que bu ñu demee ba xeex bi di nekk si suñu biir boo jógee rek ne xaaral ma daw songi maire xëy na préfet moom ba nga Pikine sori na léegi maire a gën a jege parce que état benn la kiñ gën a jege rek kooku la ñuy dal ci koom donc te ñëw yooyu ñuy ñëw ci mairie yi dégg nga fi xeex bu am Tëngéej ba nga dégg ñu ne benn agent mairie rey na nit fii nangam yu mel noonu baaxul da war nañ ko mooy est-ce que li ëpp njëriñ du ñu confiné wu toog mbir mi jeex fi ku nekk dem jaayi ëppul njëriñ que ñuy dem naan dañuy manifester wu pour que yokku leneen parce que defe naa pour que ñu am place la fu ñuy jaayi mais jàngoro ji yow yaa ngi dégg Soxna Fall ne jàngoro ji amagul saafara bi ci nit ñi gën a d'accord borom xam-xam yëpp ci àdduna bi d'accord mooy tëju confiné wu toog waaw ndax nee nañ microbe bi moom bu jàppee fenn bu fa nekkee juróomi fan gën ko bëri dina dee foofu mu nekk mais bu nekkee ci biir nit tamit même bu làqatoo 14 jours du ko passé dina feeñ tey buñ tëjoon ñun ñëpp buñ tëju woon toog tey ne génnuñu kenn ku ne jël responsabilité am ne génnuma sama kër ñu def ko lu mat 40 jours jàngoro bi dootul amati Sénégal daf fiy jeex loolu ñëpp xam nañ ko mais nag buñ ne bu ma tëjuwee damay dee du ma tëju damay génn te booy génn tamit mesure yan la wax doo ko def da ngay romb nit mu jël masque bi teg ko fii teg ko ci sikkim bi man damay arrêté sama oto léeg-léeg jël sama temps ne la masque bi takk ko taxaw ba nga takk ko ma doog a continuer xam nga tamit loolu da nga koy teg fii kon pour bu ma dajeek service de force de l'ordre yi police wala dara ma yeegal bu ma ko romboo ma dindi kon kooku ban responsabilité la jël par rapport ak xeex bi ñooñu ñooy yàq xeex bi ñooy yàq xeex bi macha allah li nga xamante ne mooy ñuul ci soow mi dafa daal di bari nañu fexe dindi ko ci ku ci nekk jël say responsabilité boobu dama koy wax rek saa su ne mais dafa am ay nit ñoo xamante ne gàdduñu ay responsabilité kooku moom nañ ko waxte dee dafa am nit ñoo xamante ne amuñu benn responsabilité ci seen dund parce que lu leen mënti dal wàññiwu leen dara ku ñu mënti waalit wàññiwu leen dara ñooñu tamit yenn saa yi bu ñu leen gisee da ngeen a war a jàpp rek tëj leen ma dem rek ci dellu si waat ci plateau tey ci bisu alarba bi ci la ñu ubbiwaat marché bii di marché Kër Massar fii ay fan yi nii kenn jaayul kenn jëndul mel ni nag lépp kilifa yi dañ ko defoon teg ko nag ci xeexum coronavirus. kon lii nga xam ne Kër Massar mu ngi koy maintenir ba nëgë ni nga xam ne gëj na ñoo am cas dañuy ñaan yàlla loolu jëm kanam loolu nag ci suñu responsabilité la ñun ñii nga xam ne tey ñun ñoo bokk commune bi maire mënul lépp. Jaraaf mënul lépp waaye nag compréhension moo am na ci commerçant yi jóg na ci xale yi jóg na si ñëpp jóg pour que lii nga xam ne mooy mbas mi fi mu ne ñu ngi dund ak moom kon dañuy ñaan yàlla lii jëm kanam. Kër Massar rond point bi buntu yi nga xam ne fa la ñuy duggee foofee fépp foofa dem yaa ngi fekk nit ñi ñu ngi taxaw di raxas seeni loxo yor seeni masque takk ko ngir mën a dugg ci marché bi ngir xeex li nga xam ni moom moo di jàngoro ji. li ñu leen wax mooy ñu fexe comme léegi port des masques c'est obligatoire loolu duñ ko waxati kenn gis nañ ne les 4 coins yëpp yi wër rond point bi kenn ku ci nekk sa buntu magasin def nga fa kit lave-mains soit ak savon wala ak détergent bi nga xam ne client buy ñëw pour dugg dina raxasu comme ni ngeen ko gisee ci entrée marché Aïnou Mady bi client buy ñëw dina dugg dina raxasu ba set balaa muy dugg ci magasin bi. ñi nga xam ne ñoom ñooy kër docteur yi li ñuy santaane ñu war ko def ñun moom sàmmonte nañu ak loolu bi mu amee ba tey ci loolu lañ nekk vraiment mosuñ ci dellu gannaaw lépp luñ ci santaane nañ ko def nañ ko. Kër Massar ndaw yi itam kenn demul ñu des ndax nag taxaw nañu ñoom it yor seen kuréel di wër di sensibiliser nit ñi ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xeexum coronavirus waaye teewul it jël nañu ay jumtukaay jox ko askan wi lépp ngir aar askan wi. dañu war a sensibiliser war a taxaw temm nekk ay sentinelle pour barrer la route au Covid 2019 ci kaw loolu ñu teg ay plan d'action yoo xamante ni ñoom ñëpp kenn ku si nekk da ngay woowaat ay jeunes si biir quartier yooyu noonu nekk relais nekk ci buntu marché yi teg fa ay lavoir jënd ay gel kuy dugg ni boo raxasuwul ni may la gel nga raxas sa loxo bu ko defee booy génn aussi ni defaat la même chose. Kër Massar gendarmerie nag kenn demul mu des ndax fépp foo dem yaa ngi gis gendarme yi ñu ngi taxaw di indi karange muy ci marché yi rond point yi tëli yi fépp daal daanaka gendarmerie wane na boppam bu baax a baax ci fànn woowulee. gendarme yi depuis ce matin ñu ngi fi maire guddeeg bëccëg mu ngi fi yebal ay agent pour que ñuy conformer wu ci li nga xamante ne si mooy directive yi donc tey yolomalu ñun au niveau de Kër Massar dañoo gën a dëgëral. xeexum coronavirus mi ngi wéy ci fi nga xam ni moo di Kër Massar dëkk boo xamee ne bari na doomu aadama yu fay yeewoo macha allah
feebar ba jot fa dugg fan yee waaye mel ni askan wa taxaw na ngir delloo ko ginnaaw. mu doon élément bu am solo ñu gërëm tamit jaraaf Aldo Diop bu baax a baax sargal ko muy nit ku baax mais tamit mëne ci combat bi di ci def taxawaay bu am rafet foofu noonu ca kër li nga xamante ne mooy Kër Massar ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax di ko sargal mais gërëmaa tamit Mame Moussa Niang bu baax a baax port de masque yi dañu xam nga président bu mu njëkk a def état d'urgence bi nga xamante ne njëkk na am boobu amul mais ne bi nga xamante ne waxaat nañu ministre de l'intérieur nee na port de masque yi c'est obligatoire est-ce que yéen jël ngeen ci ay décisions yu mat sëkk comme ni ñu ko waxee waaw ñun moom boo xoolee situation bi fi mu toll Sénégal cas importé la njëkkee cas importé léegi amatul c'est maîtrisé amatul mu teg ci cas contact mooy ñi nga xam ne ni am nañu doomu jàngoro bi wàllu ko seen waa kër wala ay nit yoo xam ne ñi ngi woon ak ñoom ñooñu mooy ñi ñu interné dans les sites dans les hôtels de la place pour di leen defal suivi médical ku ci positif rek ñu yóbbu la dem la traité loolu moom aussi maîtriser nañ situation boobu mais li jaaxal réew mi moom mooy cas communautaire alors cas communautaire li ci maire bi wax loolu mooy stratégie bu koy mën a jànkonte ak moom mooy une réponse communautaire waa communauté bi engagement communautaire moom kese moo mën a taxaw jàkkaarloo ak cas communautaire donc dafa am solo boo xam ne ni ci xeex bi muy li nga laaj noonu muy masque waaw médecins yi ñi nga xam ne ni ñooy experts yi professeurs yi ñëpp juboo ci nañ ci jàngoro ji amaguñ vaccin amaguñu lu koy faj loo xam ne nii bir na ne mun na la ci aar muy prévention li ñu mën moom mooy nga sol masque wala nga fexe mu bañ la dugg comme xam nañ ne c'est une infection virale et aérienne maanaam ci kaw nit ki li ñuy wax la zone T ci nit ki mooy boo xoolee sa kanam say bët wala sa bakkan wala sa gémmiñ lay duggee foofu nag nga war a mun a aaree sa bopp muy noo koy aaree sa bopp mooy munoo tëj sa gémmiñ nooyi faaw ngay nooyi donc li nga war moom mooy rek porter sol benn masque boo xam ne moo la ciy aar pour que yow nga bañ koo joxe mais bañ koo jël aussi donc ministre de l'intérieur ñu ngi koy gërëm ci décision boobu nga xam ne nii am na solo trop bi mu jël ne rendre obligatoire le port de masque ñun ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan en tout cas ñi nga xam ne ni ñoom ñooy saytu loolu muy service de police service de gendarmerie ak les fois même sax armée jox nañ leen digal que ne ku ñu gis ci mbedd mi parce que bu njëkk ba dañ doon wax dans les lieux de marché mais léegi c'est partout ku ñu gis ci mbedd mi te yoruloo masque sàmmante wooloo ak dictature boobu ministre Aly Ngouille Ndiaye def ñu jëm la jël teg la ay daan donc loolu ñun ñu ngi ciy liggéey ñu ngi koy saytu maire yi aussi kenn ku ci nekk gis nañu ren weer fi ñu toll nii ñëpp ñu ngi fexe rendre accessible ces masques là ñu ngi defar ay masques ñu ngi jënd ay masques ñu ngi commandé ay masques pour jox ko askan bi léegi nag li maire wax loolu foofu la amee solo bu ñu la joxee masque ne la takk ko pour nga aar sa bopp aar askan bi yow nga ne masque bi daf may gêner def ko nii pour naxante ak force de l'ordre bi nga nar a daje loolu aussi yaakaar naa ne nit ñi war nañ ko bàyyi nax sa bopp la sax nag waaw nax sa bopp la ndax balaa nga ne naam da nga fay ne ndax feebar bu mel nii nga xam ne day lore ñu gis li muy def ci àdduna ak ravage yi mu fi def vraiment jarul caaxaane nañu sàmmaat suñu nekkin ak feebar bi xam ne kenn ku ci nekk bu confiné boppam rek yaakaar naa ne li ñu bëgg dinañ ko am balaa ma ñu ci monsieur le maire ma wax laajaat la kàddu googu parce que xam nga yéen ndogal yoo xam ne mën ngeen koo daal di jël ndax yéen monsieur le préfet ndax jël ngeen ndogal yi nga xamante ne wax takk der yi muy waa police boobu nga wax képp ku nga xamante ne doomu aadama nga yaa ngi dox ci li nga xamante ne mooy mbedd mi takkuloo masque ay amaan am na ci wala rëq ndigg am na ci lan ak lan moo ci am waaw li ci am moom mooy li nga xam ne nii moom la code de procédure pénale rek wéyal prévoir ci loolu c'est ay acte la yoo xam ne premier ministre de l'intérieur bu jëlee benn arrêté ne lii tere nañ ko loolu acte administratif la acte réglementaire la
bu fekkee ne yow sàmmonte woo ak loolu mooy maanaam yow yaa ngi def lu ñuy tere comme def nga li ngay tere li ñuy tere rek alkaati bi bu la jàppee wala ki nga xam ne ni moom mooy saytu kaaraange réew bi bu la tegee loxo li war si yow dina ko def muy ay contravention ay amende wala sax dina dem ba ñu lay présenter devant le juge donc loolu aussi am na solo ñu wax ko arrêté bi autorité administrative di jël wala maire di ko autorité locale di ko jël tamit bu ci ne boo ko sàmmontewul am na lu ñu lay daal parce que loolu Sénégal ci wàllu droit positif moom vraiment prévoir nañu lépp lu nga xam ne nii moo nekk ci laale ak dundinu suñu askan bi donc vraiment les forces de l'ordre am nañu droit am nañu capacité am nañu possibilité képp ku ñu jàpp nga sàmmonte woo ak li nga xam ne nii moom mooy arrêté yu ministre de l'intérieur wala arrêté maire wala arrêté préfet ñu teg la ay daan yoo xam ne ni c'est prévu par le code de procédure le code pénal cas yi am département de Pikine waaw yokku wala wàññeeku waaw fi mu nekk nii boo xoolee mbas bi mu duggee Pikine ba léegi ñu ngi quand même di yokku ñi nga am ay cas de guérison mais ñi ngi yokku te dem nañu lu jege téeméer ak juróom-ñetti fukki cas yoo xam ne ni bari na mais am nañu ay cas de guérison nag mais loolu comme lu ñuy ñaan yàlla lu jarul sax ñu ciy insister mais li ñu war a insister moom mooy mbas mi ngi fa bañ fa am daal mi ngi fa district Pikine am na 4 districts sanitaires te 4 districts yëpp am nañu ay cas Kër Massar nag macha allah ñoom aussi maire bi li mu wax am na solo jar na insister Kër Massar pratiquement moo ëpp population département de Pikine mais district bi boo xoolee cas yi moo gën a néewle waaw kon nga xam ne mesure moom yu mu jël ak mesure yu ñu jël ak mesure bi gouvernement jël pour cas spécifique de Kër Massar amoon na impact mais fi mu nekk nii mi ngi commencé waat nag di dugg parce que ñu ngi dégg ay cas communautaires yu bees bu boobaa nag ñun interpellé nañ ñu man ak moom fii responsabilité bi nga xam ne ni moom la ñu am moom mooy ñu sàmm wér-gu-yaramu askan bi parce que loolu ñu ngi ko tibbee ci ay les pouvoirs de police municipale que le maire peut exercer mais bu amee danger grave préfet bi day ñëw ànd ak maire bi ñu def li nga xam ne ni moom mooy jël ay mesures yuy mën a aar askan bi ci danger boobu donc loolu def naa dinañ ci liggéey man ak moom ak sous préfet gox bi pour xool nan la ñuy mën a def ba arrêter cas communautaire yooyu di song si waat foofu nag laay duggee nag ak monsieur le maire parce que monsieur le maire gis nañu ko ci reportage bi Mama Moussa dem def yàggul dara matul sax barki dem ba la ko def mu doon élément bu am solo ñu gisoon ne kaay wàññeeku woon na fu baax gis nañu tamit ndogal yi ngeen xamante ne jël ngeen ko foofu mu doon ay ndogal yu am solo ngeen tëj marché bi wutal ko ay buntu fu nit di jaar dafay raxasu ñu respecté li nga xamante ne moom mooy norme yi loolu tamit ñu félicité waat la ci bu baax a baax parce que yombul ñëpp xam nañ Kër Massar ni nga xam ne noonu la tëddee ci liggéey bu rafet boobu mais gis nañu li nga jël lépp mais teew ñu ngi lay signalé waat ay cas communautaire waaw soo gisee loolu parce que day toujours mooy li may wax rek xam nga nit ñi su doon ñëpp a yem kenn du sonn président day toog fële wax rek ñëpp a exécuté ndoo résultat yi génn mu jeex mais nit ñi yemuñu yow autorité bi di nga jël ay matuwaay mais matuwaay yi ngay jël toujours am na koo xam ne matuwaay yooyu intéressé wu ko moom mooy yàqkat bi ma wax sànq rek moom dina seet nu mu ko contourner ba def ko par exemple tey suñu marché bi mu ubbee man démb rek signalé nañ ñu ma ay cas ne ma am na commerçant yu jóge Touba ñëw nañ tëji seen i place il faut nga woo docteur ñu yóbbu leen en quarantaine mais da nga naan ñooñu fan lañ jaar pourtant dañu tëj transport kii bi régional bi mais fan la ñu jaar ça veut dire que nit ñi ñoom dégguñu mesures yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy wax des fois am na si ñoo xam ne ñoom seen intérêt personnel boobu la ñuy xool moom moo leen intéressé ñooñu nag ñoom ñooy jalgati boobu ñuy jalgati nag mooy créer li nga xam ne moom la ñuy bañ ndax tey suñu toogee depuis le mois d'avril amuñu ay cas ba mois de mai bi presque xaaj na amuñu cas suñu toogaatee tey amaat ay cas parce que tijji nañ marché bi assouplir nañ tuuti parce que li ñu wax dañ na rond point bi moom kenn du fa jaay kenn du fa ambulant et cetera même bu dee ambulant yi ña ngay marche mais war nañ xam ne seen marche boobu sax du jëriñ dara parce que du tax ñu ne ambulant leen foofu parce que ñun
ni ko préfet waxee santé publique la ñuy gérer te dañ ci am ay responsabilité tey benn cas bi ñu am ak yeneen cas yi ñu may signaler naan ma am na 5 cas communautaire tey yoo xam ne yokkaat na 5 cas communautaire du caaxaan benn cas bu nekk ñaata nit la wàll est-ce que cas bi sax moom xam na ne moom am na jàngoro bi te mën na am xamu ko ma ngay wër moo wàll ñooñu xëy na moom dafa dëgër ñee dañoo nooy moo tax ñoom ñu feebar day kun na dem di wàlle kon mesure drastique yi mënul ñàkk ala kulli alin suñu bëggee feebar bi ñu mën ko il faut ñu koy jël mais il faut ñoom tamit il faut que ñu koy respecté suñ ko respecté wul comme li préfet wax rek parce que foofu rek la ñuy jëm mooy jël li nga xam ne yoon wax na ko ñun si war a daan dañ lay daan kuñ ci war a yóbbu ba ci kanam procureur ñu yóbbu la ba ci kanam procureur parce que délit passé wul feebar bi tey nga gis ni muy yéegee yow ngay permettre ngay ni dajaloo nekk mbooloo di dem di songi ab mairie pour lan pour bëgg ñu ne leen def leen lu leen neex te loolu neex loolu ngeen def borom xam-xam yëpp nee nañ loolu mooy yokk feebar bi loolu mënul nekk c'est pas possible loolu du nekk donc nañu gën a taxaw rek en tout cas de toute façon Kër Massar damay féliciter vraiment population bi couche ya fa nekk yëpp man gis naa imam yi démb recevoir naa leen IEF bi barki démb recevoir naa ko ndax xam nga ne école yi ñu ngi waaj a ubbi su école di waaj a ubbi tey mënuñu permettre cas communautaire di yokk ba pare parents yi bu ñu ko déggee est-ce que dinañ ñeme sax bàyyi seen doom yi ñu dem si école yi parce que ñun ñu ngi waxtaan ak IEF barki démb pour xool mesure yi ñu war a jël pour que xale yi mën a jàngi te du jàngoro bi du leen laal loolu buñ koy jël nag ba pare di déggaat yu mel nii mais ça day tiitloo ñi nga xam ne ñooy parents yi te parents yi tey am na si ñoo ne man dañ may woo téléphone am na yoon dañ naan man sama doom jàngiwul lu ko si góobee ma gar ko amul problème yow yaay jéem a naxanteeg ñoom naan jël nañ mesure bi dinañ def nii la ñuy toogee ci classe bi en zigzag dañ leen di tas def leen ñeenti classe dootuñu nekkati benn danañ takk masque dinañ leen tegal raxasukaay dinañ wut ay ñu leen di accompagner yooyu yëpp pour que ñu jàng parce que jàng bi aussi c'est fondamental dafa am solo moo plier yu tee réew mi ci la bokk muy jàng donc loolu nag il faut nit ñi mën a comprendre ñun fi ñu toll dafa mel ni ñun fa ñuy toll ci feebar bi en tant que autorité dafa mel ni peut-être population bi ñenn ñi man bu ñuy wax ak man damay xalaat ne ñi peut-être fi ma toog lañ toogul moo tax waaw moo tax duñu mën a comprendre yow li nga leen di wax waaw léeg-léeg da ngay jaaxle da ngay jaaxle complètement mais nag monsieur le maire loolu war nga ko mën a comprendre gis nga bu fekkente ne macha allah saako ceeb jeex na ci kër gi du intéressé gone ndaw borom kër gi rek lay intéressé borom kër gi moo tax daal en tout cas ñu ngi ma naan leen di joxal ci yàlla dimbale covid bi mu gaaw a jeex quoi parce que fi mu toll nii moom vraiment métti na et puis doy na waar doy na waar macha allah ñu ngi naan léeg-léeg sax nga ñaaw ak ci nit ngir rek yow jàmmam yow ki ngay waxanteel wax moom ngay xuloog moom yow jàmmam ngay xuloogee moom pas jàmm yow dëgg la ñun bu ñu sañoon tey ñun duñu génn man couvre-feu bi su ma amul lu extra luñ ma woo du ma génn sama kër bu ma sañoon man du ma génn guddi du ma génn bëccëg mais aw ma choix bi parce que man la nit ñi jiital risque bi man maa ko war a def man maa war a dem tey cas bu am maire la ñuy wax léeg-léeg ñu confiner nit sax wala ñu yóbbu ko quarantaine mu woola ne la maire sama xar yi maa ngi ko bàyyi ci kër ga damaa bëgg ñu toppatool ma ko balaa ñuy dee wala sama waa kër kat bàyyi naa leen foofu dépense bi kat maire maa ko doon gérer dem naa kër gaa ngóob lu nekk ñu ngi koy daj lu nekk yaa ngi koy daj mais des fois nga wax ak nit mu wax la loo xam ne rek sa xol bi monsieur le maire noonu ngay jaaree tàggatoo fi waxtaan bi di neexee foofu la sibili yi daal di jeexee waaw li may tàggatoo rek mooy di gën a woo nit ñi rek lay def di gën a woo nit ñi ñu gën si jàpp mais ñu jàppale docteurs yi ñu ngi leen di félicité bu baax seen taxawaay wax dëgg yàlla félicité acteurs yi si jàpp yëpp bonne volonté yeeg ku nekk yaa ngi jàpp ñii ñi ngi jàpp ci problème mu dund bi ñii ñi ngi jàpp ci produit détergent yi ñii ñi ngi jàpp ci sensibilisation bi ñi nekk ay mouvement de jeunes ñi nekk ay mouvement de femmes ñi nekk ay bàjjanu gox et cetera ku nekk yaa ngi def li nga mën nañu askan bi tamit nag rek gën a xam ne lii ñuy def nii dañu am benn combat te ki ñuy xeexal ñu gis na mi ngi gagné du terrain te ñun waruñu ko may terrain boobu ñëpp àndandoo rek jàpp si ñu mën ko daaneel sant nag monsieur le préfet bu baax aussi parce que moom vraiment tamit taxaw nañu mosuñu tànqamlu lépp loo xam ne am nañ ko comme jafe-jafe rek ci combat bi rek ñëw na ànd seeg ñun ba ñu am ci ay résultats macha allah waaw sant nag le sous-préfet aussi ak le commandant le sous-préfet Omar Dia suñu collaborateur bu kii la moom tamit day jóg ñëwal boppam def lépp commandant aussi sonn na xam nga Kër Massar éléments yi bëriwul 13 éléments 25 kilomètres carrés préfet mu ngi koy jàppale di ko yónnee ay renfort nañ ko gën a continuer di ko yónnee ay renfort pour ñu mën ko taxaw ndax commune bi moo toll noonu jërëjëf loolu rek la ñuy xaar ci yéen saa su ne monsieur le préfet ñu am mbégte dalal la ñu ngi naan li ñu cëralee woon ci ay waxtu jeex na nga daal di tënk tàggatoo
waaw man de li may tàggatoo mooy gërëmaat leen rek RTS. ndax lii ñu def si nii tey. dafa bokkoon ci suñu plan départemental de riposte. maanaam dañu am plan boo xam ne dañ ko tëgg ci 5 piliers. benn pilier bi moom mooy benn axe bi mooy information communication sensibilisation. kon lii bu ñu mayee ñu ñëw taxaw jàkkaarloog askan bi wax leen. ñun suñuy mébét wax leen aussi li ñu namm ci ñoom. yaakaar naa ne dinañ leen gërëm bu baax ci RTS. li may terminer aussi mooy gërëm suñu kilifa yi. ndax ñooñu dooleel. ba tax ñun ñu mun a am yenn taxawaay yi ci biir département de Pikine. di gërëm aussi force de l'ordre yi ñu seqal liggéey bi ndaxte ñun. benn loxo du benn lam du taaj. du yëngu wallaay dëgg la. bu ñu nammee assainir le rond-point de Kër Massar. bu ñu nammee assainir marché Thiaroye. bu ñu nammee defar marché Zing bu Pikine. man mënuma ko def mën naa am xalaat bi waaye ñi koy mettre en œuvre dëgg-dëgg. mooy les forces de défense et de sécurité. ci loolu aussi ma toftal ci jàmbatu maire rek. ñaan kilifa gendarmerie. bu taxawaay bi ñu amoon biir Kër Massar ci rond-point bi. ñu gën ko yokk. léegi nag pour mbokk askan bi vraiment. li tubaab di wax quand l'immédiat dévore. l'esprit dérive. maanaam taal bu ne. bu tëw tàkk. dafa fu ne lañ koy taal donc ñun duñu tàyyi ñun ndaxte yaa ngi koy wax léegi loolu moo tax ñu teg ñu fi fexe ba yitte askan bi seen nekkin ñu fexe ba ñoŋal ko donc nekkin askan bi wér-gu-yaram daf ci am solo te lii nga xam ne nii moom la ñu sumb muy daan corona yaakaar naa ne xeexu ñëpp la lu ne ku ne mi ngi ci biir donc bu ñu bàyyeekoo léegi rek musiba mun na am ndax xam ne li ñu gis corona def ko États-Unis def ko Espagne def ko Italie ak fële France loolu xajul suñu réew donc vraiment nañu xoddeeku balaa ñuy lakkale te actuellement ni enseignement bi ñu war a mën a tirer mooy jusqu'à présent suñu système de santé mi ngi taxaw di dëgër ngir yàlla ñun ñi nga xam ne ni ñun ñoom ñooy citoyens yi nañu fexe jàppale gouvernement jàppale président de la République pour ñu mën a daan corona mu doon lu am solo ñu am mbégte ci dalal bi ñu la fi dalal monsieur le préfet Moussa Faye Ndiaye moom moo nekk préfet département de Pikine macha allah mu ñëw bi am solo ndax ni ñu koy waxee rek saa su ne du dañ ci samay wax bu ñu leen jiitalee dañ ciy daal di soxla li ñu ñëw toog wax ak askan wi dafay gën a dalalaat li nga xamante ne mooy xelu ki leen fi teg mais dalalaat tamit xelu askan wi dafay daal di am solo ma gërëm tamit Moustapha Mbengue bu baax a baax mu nekk maire Kër Massar moom tamit macha allah gis nañ foofu jafe-jafe yi fa am yëpp mais lépp yenu na ko pour liggéey bu rafet ndax askan wi ko fa teg ñu gërëmaat leen ci loolu bu baax a baax ma dem ba régie gërëm waa régie ñëpp sargal ñëpp ñëw fii tamit gërëm caméraman yi ci liggéey bu rafet bi di baluwaat ak ñëpp macha allah ñuy xam ne rek saa yu ñu fi toogee rek dañuy daal di bëgg wax ak askan wi ñu daal di jubal dafay daal di am solo ñu daal di baluwaat ak ñëpp ñëw xam nañ ne balaa ñuy dellu siwaat semaine bi di ñëw dañuy fekk ñu wari ba pare kon nag ñu ngi gërëmaat ñëpp sargalaat ñi mais jéggaluwaat téléspectateurs yi ndax yenn saa yi ñu toog fi wax fi loo xamante ne du leen neex wala dara waat lépp rek dañuy bëgg Sénégal daal di defaru nekk benn Sénégal bu am doole kon nag balu nañu ak ñëpp di baal ñëpp ak di ñaan yàlla suñu borom boole ñu jéggal ñu jox leen dig daje rek ba semaine bi di ñëw incha allah